xibaar yi ci RFM. benn waxtu daj na fépp ci biir réew mi bisimila ci xibaar yi diggu njolloor gi asalaamaaleykum. Papa Ngagne Ndiaye. li ci gën a fës jëwriñ ji ñu dénk wàllu biir réew mi Aly Ngouille Ndiaye di amal tukkib nemmeeku ci wàllu mbënd mi ca Njaareem ak Touba ca dëkk bu sell ba nag am na lu ñu ko fay xaare mbaaw di tëgg seen gémmiñ ci ñu gaaw dakkal ndox ma ñuy manqué Kër Massar di ko fa tuur jëwriñ ji ñu dénk alam gi di Abdou Karim Sall mi ngi ciy dalal seenum xel fileek ayu bés ñu war a yegg nag ca fàttaliku suuxuk bato Joola mu yemoo ak fukk ak juróom-ñetteelu at bi njabootu way lor yi ne seen yéene ba ñu amoon daaw mooy seen yéene bi ñuy am ren lu aju ci xibaar yi bitim réew yi Seydou Nourou Ba lañ ci fas yéene àndal Seydou Nourou maa ngi lay nuyu ana lan moo ci gën a fës. di la fay Papa Ngagne Ndiaye ca Guinée Bissau teg nañu loxo ca frontière ba ab trafiquant ay médicaments yu contrefaçon la daal di yor ñu fekk mu yor fanweeri carton ak juróom benn RDC République démocratique bu Congo loi électorale bi la ñu bëgg a soppi proposition la ma nga ca tabalu assemblée nationale gannaaw ay waxtaan yi ci amoon weeru sulet bi weesu ca Côte d'Ivoire ci boobule jamono kii di Guillaume Soro ne élection du fa am tànk bokk ci te sax kii di Alassane Ouattara warul samp ndënam ci yooyu élection. jërëjëf Seydou Nourou Ba ñi ngi xaar yaatal gi ci digg xibaar yi lay doon incha allah lu aju ci xibaar yi tàggat yaram ñu fas yéene ci ànd ak Cheikh Tidiane Diagne Cheikh maa ngi lay nuyu lan moo ci gën a fës. Papa Ngagne ñu ngi lay fay gannaaw loolu yi nga xamante ne moom la ñu fas yéene waxtaane ci xibaaru tàggat yaram yi di jënd ak jaayum jour yi di mercato yi jàppale nag yëf yi ma ngay tàmbale di bouger ki di Diao Baldé Keita moom dana delluwaat ci Italie tey ji ci ngoon lay daal di amal li nga xamante ne moo di visite médicale am laata muy xaatim contrat digganteem ak ñi di waa Sampdoria bu Gênes ci wàllu football ba tey championnat bu France danañ ko daal di waxtaane danañ ko daal di door tey ci ngoon ñeenteelu bëccëg bi Lyon nag moom itam dina soobu ci gile jongante digganteem ak ñi nga xam te ñu di waa Reims ci lu jëm ci wàllum basket bi tamit danañ daal di door saison bi ni ki weer janvier bi li daal di ñëw waaye am na ay mbir yi nga xam te ne fi mu toll nii ñu ngi koy nas bu sottee daal danañ ko siiwal ñeel lii di calendrier rencontré Papa Ngagne. jërëjëf Cheikh Tidiane yow itam digg dellu si yaatalal ñu xibaar yi lu aju ci xibaar yi mbas mi tey ñu fas yéene ci ànd ak Koumba Sandiane Faye yéenekaay yi Mamadou Mouhamed Ndiaye lañ ci àndal gis-gis ñu fas yéene waxtaanee tànki ne kuy président Macky Sall demoon ca Kër Massar lan la mën a jur foofee la ñuy tàggoo ak yéen mbokk yi. Papa Ngagne Ndiaye. ñu fas yéene tàmbale lu aju ci xibaar yi digg njolloor gi tàmbale ko nag ak ni ko président de la république defee woon ca Kër Massar ki nga xam ne mooy jëwriñ ji ñu dénk wàllu biir réew mi di Aly Ngouille Ndiaye moom ma ngay amal tukki ca Bawal tàmbale na ko nag foofa ca Bambey teg ci fa nga xam ni mooy Njaareem war a wutali Touba Mbacké ca Touba Mbacké moom am na lu ñu ko fay xaare jombul booba dinañ ci dikk waaye ñu egg rek ci fi nga xam ni mooy Bambey ak Njaareem ak suñu naataango Babacar Diouf. Babacar mi ngi lay nuyu. di la fay Pape Ngagne. Babacar fan la tukki tànki nemmeeku yi jëwriñ ji ñu dénk wàllu biir réew mi di Aly Ngouille Ndiaye fan la toll ak foofu ak askan wi nga xam ni mbënd mi ñoo ci amay loraange. waaw étape bi ñu toll nii ñu ngi ci Njaareem diggante bi nga xamante ne moo taxale marché bi ak hôpital bi fii nag li fi xew doy na waar trop parce que oto yi mënatuñ dem ci hôpital bi nga xamante ni mooy hôpital Henri Lô bu Njaareem loolu décor bu doy waar la fi mu nekk nii sax ñu ngi taxaw ak ay riverains yoo xam ne ñoom fii lañ dëkk sëñ bi Amar Thiaw nga tudd doo Amadou Thiaw. Amar Sow fii gis nga ni mu demee ñoo ko gisandoo kër yi sax seen borom yi dañoo génn xam nga. tool bi horticole bi dafa fees ak ndox mooy versé ci tali bi fii xam nga fii ambulance mënu fay jaar oto yi mënuñu fay jaar gis nga oto yi dafa ñu dugg di fa fay xam nga ku leen ci dimbale ndox mu jóge fi ñëpp ay sant yàlla. mu di décor donc bu doy waar boo xam ne ni doy na waar lool comme ni ñu ko waxee rek ca Bambey tamit ministre de l'intérieur li mu leen wax mooy takkal leen pompage bi parce que caniveau yi nga xam ne ñoom ñoo war a yóbbu ndox bi ca li nga xam ne moom mooy mbir bi dafa fat loolu nag jaratul ñuy pompe la leen wax nañu dakkal li nga xamante ni moo di pompage fii ci Diourbel nag ñaar fukki nit téeméeri nit ak fanweer ñoom ñoo fi am li nga xamante ni moo di mbënd mi ba ñu ci bëri génn nañ seen kër ñii dañ leen abal ay kër ñeneen ñi dañ leen jox foo xam ne dañ faa luwe pour mën a wéyal seen dund fi nga xamante ni moo di commune bi Diourbel mu doon situation bu doy waar ministre bi nag ba léegi mu ngi ci tournée bi di wër li nga xamante ni mooy site yi nga xam ne ñoo am ndox fi nga xamante ni moom mooy Diourbel wante tamit digg na leen ne am na pompe bu am doole boo xam ne bi jóge na Dakar mu ngi ci yoon bi war naa ñëw fi nga xamante ni moo di Diourbel pour soulager askan yi nga xam ne ñoo fi jéem a léegi lu aju ci wàllu ndimbal li nga xam ni président yëkkati woon na ko mu toll ci 3 milliards ñu war koo jagleel ay ñi nga xam ñoo am jafe-jafe ci mbënd mi ndax ministre bi wax na lu jëm ci loolu.
waaw waxagul lu jëm ci loolu parce que loolu tamit sentiraguñu ko fi mu jëm ci plan Orsec bi wala ndimbal loo xam ne ni gis war nañ ko jox askan wi kenn ràññeeguñu ko mu jotagum ci lenn fi nga xamante ni moo di Diourbel xanaa nag peut-être tey dinañu sant yàlla jàpp ci yàlla tax laa bëgg a wax fexe li nga xamante ni moo di plan Orsec bi ñu démarré ko fii wante tamit li nga xamante ni moo di ndimbal loolu ñu fën a fexe ba askanu Njaareem jot ci parce que fi mu nekk nii nag sonn nañ trop. jërëjëf Babacar Diouf kon dinañu dellu si ak yow ci lépp lu aju ci tukkib nemmeeku boobu Aly Ngouille Ndiaye di nemmeeku way loru yi ci mbënd mi foofa ca Bawal te tàmbalee ko ca Bambey utali ca Njaareem war caa teg nag ca Touba Mbacké foofa ca Touba ñu ngi ko fay xaare lu aju nag ci liggéey ba ñu waxoon ci wàllu assainissement te ñu dakkal ko fan lañ ko teg loolu te liggéey yeggul ba léegi ba Touba ca kanam am ci taxawaay Mohamed Jo Diop lañ ci àndal. même su fekkee li ñuy dund ci yenn dëkk yi demewu ni Touba muccul benn yoon ci li nga xamee ne mooy inondation yi atum ren juróom-ñett fukki kër ak juróom-ñaar ñoom ñoo nekk ci ndox mi ba tax na yenn ci askan wi di dund njàqare bu tar ci biir commune bu Mbacké nag fanweeri kër ak juróom ñoom ñoo concerné ci situation bi ni mel naam nag dëgg la am na amélioration bu ñu nemmeeku ci question inondation yi ci biir dëkk bu sell bi depuis atum 2012 waaye nag li ñu war a def lu bari moom moo ci des juróom-ñeenti milliards nguur gi dugal na ko ci cadre phase d'urgence bu programme décennal de lutte contre les inondations ba tax na amoon na yenn ouvrage yoo xam ne jot nañ ko fay def ci diwaan bu Touba waaye nag askan wi di yeewoo fii ci diwaan bi ñoo ngi laaj ba léegi li des ci li nga xam ne mooy investissement yi ñu leen digoon ba léegi. bu fekkee nag nguur gi deful depuis atum 2012 am na ay initiative citoyenne yoo xam ne jamono ji ñoo ngi développé wu bu baax a baax bokk na ci ñoom Touba ca kanam bi nga xamee ne jot naa mobiliser $1 milliard ak genn wàll ngir mun a fatt yenn taataay yi ak tamit yenn point bas yi nga xam ne ñoo nekk ci biir diwaan bi. waaye nag liggéey bi lu mu pasteefu day doon dong $1 milliard ak genn wàll ci ay jafe-jafe yoo xam ne mun nañ koo xayma ci ay téeméeri milliards. Mohamed Diop Touba RFM. ñu dellu si fii ci Ndakaaru dem ca Mbaaw askan wa fa dëkk nag ñoom tëgg nañu seen gémmiñ li ñuy sàkk mooy ndox mi nga xam ne dañ koy manqué ca Kër Massar di ko indi foofee ca Mbaaw ñu dakkal ko dañ ko war a dakkal ndax jàpp nañ ñu ne dégg nga xam ni moom mooy jël ndox ma ngay daal di jéggi dayoo bay dugg ci biir kër ya te loolu jafe-jafe la leen di indil Abdou Karim Sall di jëwriñ ji ñu dénk wàllu alam bi fekk baax ca Mbaaw am na ci lu mu dénk Salif Sow di ko dalale xelu askanu Mbaaw ñu teewlu ko. ndox tàmbaliwul tey jaar ci marigot de Mbaaw bi ñëpp xam nañ ne marigot de Mbaaw bi ndox mi collecte ndox mi jógee une bonne partie bi jógee Rufisque une bonne partie bi jógee Kër Massar ci marigot de Mbaaw bi la doon jaar. Le ministre de l'eau gis ngeen ni avant nawet bi di dugg si jël na ay motuwaayam ñëw na ba ci marigot de Mbaaw bi mu commencé di dindi li nga xam ne population yi ñenn ñi ñoo ko doon sëx. Il faut aussi comprendre que ni nit ñi ñoo ñëw ci marigot de Mbaaw bi lii bi mu amoon fi mu doon jaaree ñoom lañ jël ay gravats sëq ko pour mun ci dëkk. C'est la raison pour laquelle ministre bi tàmbali na ay travaux pour dindi li nga xam ne wàq li nga xam ne moom lañ sëqoon pour permettre à ce que ndox mi jàll dans de bonnes conditions. léegi nag nit ñi il faut ñu comprendre que état bi moo njabootee ñëpp l'état moom moo njabootee ñëpp il n'est pas question de dire que ni dañuy jël ndox Kër Massar di ko yóbbu Mbaaw. L'État ne règle pas des problèmes de Kër Massar ba pare di créer ay problèmes Mbaaw loolu xel mënu ko sax xalaat. dispositif bi étudier nañ ko fi ndox mi war a jaar sans mu yàq exutoire bi du foofu rek du Mbaaw rek lay jaarale mun nañ jaarale ñu ngi jaarale utal ndox mi yeneen i bunt pour que ñu mun jaar foofu pour que bu jaaree Mbaaw du indi ay ngaañ-ngaañ d'ailleurs depuis bi ñu commencé pomper gis ngeen ni en tout cas nu mu doon déborder avant déborder wu ko noonu. ci way loru yu ndox mi la ñu des ba tey dem fële nga xam ni mooy ca plan Jaxaay foofa nag saafara bu jur jàngoro la ndax ku ne xam na ni plan Jaxaay ci ati 2000 lañ ko sosoon te xeex mbënd mi moo ko taxoon a jóg waaye tey ji mbënd maa ngi wéy di leen mëdd foofee dañ ciy ànd ak reportage yu Abdou Diouf Diagne. box bu Jaxaay bërëb bu yaatu bi nag mooy dalal ñenn ñi nga xam ne ndoxu taw mi dafa nangu seeni kër juróom benn ci fukk ak ñaari tente yi nga xam ne moom la ñu fi amal daal di nañu koy dëkkee këram gi nekk ci unité 15 ci Parcelles Assainies bu Jaxaay ndox mi moom moo ko nangu mbenn saw nag ñëw làqu moom ak juróom benni bantam ci bërëb bii. macha allah yor naa juróom benni bant maa leen yor damay taaba tey ma am lu yaas suba du ma am lu yaas kër yi ñu doon able fii si Jaxaay jooy naa ci sax ñu ne daa xaw a am coow ma jàpp ci yàlla luyee ba fii am ndox tey laa ñëw nag ñëw fi ñu dalal ma si jàmm ak samay bant damaa luye woon fi ma luye moo am ndox.
maa luye woon aw ma kër aw ma wéeruwaay. toog ci benn siège plastique bu mu teg ci bunt benn tente boo xam ne buum ya ña nga ñu takk ci benn mur. Ami Fall nag ba léegi mu ngi fàttaliku li tax mu daal di jóge si këram googe lay. amatum fu ma toggee sama matelas yi ma tegoon da doon féet foofu dañoo ubbi seen foos lu si tooy du ma ko mën a utiliser waat damaa wàcc yëpp sonn naa trop taman damaa wéeru sama mbagg yi mooy métti sonal ma waaw moo tax ñu indi ma fii moom manqué wuñ dara ñoo ngi sant ñu ngi añ ba suur di reer ba suur kër ga dana mën naa ko wax dëgg yàlla. ñëw xool nu ñu toogee maire bu Jaxaay di xam ne dina def lépp lu mu man ngir ñi nga xam ne nag ñoom ñooy sinistré yi di dund si jàmm ak salaam moo saax ba. nañu dellu si waat suñu bopp am sutura ndax kenn sa bopp li la neex mooy nga toog sa kër. mais fii ci Jaxaay day jël nañ ci responsable maag le préfet département ak le sous-préfet incha allah nañ dal si jàmm daal leen toppatoo ba mu raw seen kër. ñeneen ñoo xam ne nag ndox mi dafa nangu seen i kër ñu ngi leen di xaar ci centre bi ci fan yi ñu dëjmal RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. Abdou Diouf Diagne jërëjëf foofu la ñuy des ba tey ca banlieue ba ndax parti démocratique Sénégal ci turu Mayoro Faye li ñu xam ne mooy yéene bi tukkee ci président de la république jëm ci def département Kër Massar ne dafa jàpp ne loolu du saafara si saafara ji nga xam ne moom la waa Kër Massar yittewoo jamono ji mooy ana lan moo leen di génne ci biir ndox ma Mayoro Faye moom moo ko xamle moom mooy secrétaire national bu communication bu parti démocratique Sénégal doonoon ganu RFM matin. départementalisation bu Kër Massar nekkul réponse au problème mooy nan la ñuy def ba inondation yi dootul am Kër Massar ci population wu Kër Massar yi ñu déglu ak yi nga xam ne daje nañu ak ñoom ak yi wax ñu dégg li ñuy wax mooy ñoom li leen ñor mooy nan la ñuy leen di defal ba génne leen le plus rapidement possible et de façon définitive ci inondation yi nga xam ne moom la ñuy dund loolu nag ñun dañ ci am jàngat bi mooy dontalee waxoon nañu ne ñoom réglé nañu problème inondation yi et que dugal nañ ci 667 milliards kon jafe-jafe bu toll nii bu amee population yi dund loo xam ne daanaka mosuñu ko dund Kër Massar dafa laaj taxaw seetlu moo waraloon le président de la République Macky Sall wax ne nañ ko defal rapport détaillé ci affaire xeex bi ñu doon xeex mbënd mi rapport détaillé boobu nag dañ jàpp ne ñun dontale mi ngi koy laaj ki ci gën a yaay mooy assemblée nationale mi nga xam ne mooy représenter peuple assemblée nationale ñun groupe parlementaire bi ñu fa am muy liberté et démocratie demandé nañu bureau bi ci daje bu yàggul que ñu convoquer le plus rapidement possible une session extraordinaire buy permettre ministres yi nga xam ne ñoom ñëpp dañu laale ci nan la ñu doon xeexee mbënd mi ñu ñëw devant la représentation nationale pour leeral askan wi lan la ñu liggéey lan la ñu liggéeyagul lan moo des lan la ñu fas yéene liggéey ak ban xaalis lañ ci dugal loolu la population yi di laaj tey ndax nit ki bu fekkee ne yow génn nga sa kër sa alal yàqu na sa kër yàqu na sa dund yàqu na mënatoo liggéey ca nee nañ la dugal nañ ci 667 milliards am nga droit ca ngay citoyen sénégalais nga ne nag alal jooju fan la dugg. ci la ñuy des ba tey foofa ca Kër Massar ndax yéene bi tukkee ci président de la république aju ci def département foofa Kër Massar ku xam-xamam màcc ci wàllu yi di Adama Diouf ne lu mën a nekk la waaye day fekk nag Pikine faw moom ñu tas ko ngir Kër Massar mën a nekk département dañu déglu Adama Diouf ak Mouhamed Ali Mouba. président bu ne nañ créé département Kër Massar dafay tontu dafa nangu la nga xam ne moom nañu validé woon ci conseil présidentiel bu yàggul bi aménagement du territoire ndax Kër Massar yelloo na ko am na population da ngay am na dayo bi patente yi patente mooy lépp la nga xam ay impôt la industrie di ko fay wala boutique yi wala restaurant yi wala pharmacie yi wala clinique yi loolu Kër Massar am na ko war na donc bu ñu ko defee département day nekk ab collectivité locale bu bees mën a nekk département comme département actuel mën a nekk ville comme ville yu nekk Dakar Guédiawaye Pikine bu boobaa ressources fiscales yi dana doy pour mën a jël boppam en charge loolu je pense c'est important maintenant lan comme Pikine la juddoo ci su est né des flancs de Pikine Pikine a 16 communes Dakar a 19 communes Guédiawaye a 5 communes bu ñu éclaté commune Pikine bi mën nañ ko bàyyi juróom-ñetti communes am 8 communes yi ñu jox Kër Massar 7 communes ñu d'accord ci waxtaan ci benn d'accord ci ñu bàyyi Kër Massar 7 communes beneen commune bi la may proposer mooy ñu redéployer ko Guédiawaye am 6 communes au lieu de 5 dana mën a justifier au niveau administratif ñu créer beneen arrondissement dans le département de Guédiawaye dama ne Guédiawaye Saint-Louis ak Ranérou-Ferlo ñooy ñetti département Sénégal boo xam ne ñoom rek ñoo am benn arrondissement yaakaar naa ne war nañ mën a yokk Guédiawaye créer arrondissement mais yokkal ko benn commune pour des soucis d'aménagement du territoire. RFM rajo askan wi. fileek ayu bés ñu fas yéene fàttaliku nag suuxuk bato Joola muy nekk ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru sàttumbar di yemoo ak fukk ak juróom-ñetteelu at ba bato ba suuxee njabootug way lor yi nag ne seen yéeneb daaw mooy seen yéeneb ren li ñu bëgg daal mooy ñu sulli leen bato bi ba ñu mën a gis bato bi loolu moom mooy seen yéene dañ ciy déglu Martine Kourouma am na ci lu mu dénk Salimata Aw. ñun ñu ngi laaj bato bi ñu génnee ko ndax ñu may ñu dëjal suñuy waajur parce que ñun bu dul dara dañu gëm
maanaam yàlla la ñu gëm teg ci tamit bu dul dara ku nekk am nga sa aada ak sa cosaan te suñu aada ak cosaanu Sénégal yu bari boo leen xoolee boo amee dëj da ngay suul nga mën a dëjal ziyaar bu amee nga dem ziyaar ñaan bu amee nga dem ñaan moom la ñu am mais ñun dañuy jooy rek waaye amuñu fu ñu dëjal te ku dëjal ñu jooy parce que dañuy xalaat ni que kii am na fu muy dëjal ñun amuñu fu ñuy dëjal. mémorial bi boo déggee say at bu ñëw ñu wax mémorial c'est pour que ñu mën boole ci di ñaax ñi nga xam ne fekkee nañ ko fekkee wuñ ko dañ ko mës a dégg comme genre centre de sensibilisation lay doon bu ko defee lu mel ni du amati mais mémorial bi buñ ko doon laaj dañ ko doon laaj Dakar waaye mujjuñu ko am Dakar ñu jox ñu terrain Ziguinchor def nañu pose première pierre bi waaye ba léegi dara taxawagul ñun lu ñuy ñaan rek mémorial bi bu mu nee am nañ ko def mu am te lu ñu def Ziguinchor ñu def ko Dakar parce que famille de victimes yi am na Ziguinchor famille de victimes am na Dakar. ñu wax ci mbas mi ak tolluwaayam ni ki tey ji nag lu toll ci 25 nit ñu amee jàngoro ji benn nit ñàkk ci bakkanam leeral yi dañ ci ànd ak docteur Mamadou Ndiaye. ci junni ak téeméer ak juróom fukk ak ñeent test yi ñu def ñaar fukk ak juróom-ñaar ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci juróom-ñett cas contact mooy ñi nga xam ne jot nañ ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji am nañ ci li ñu wooyee cas communautaire ñu ngi toll ci fukk ak juróom-ñeent ci cas communautaire yooyu seen lim ni la tëddee ci gox yi may waaj a tudd léegi Dakar Plateau am na ci ñett Saint-Louis am na ci ñaar Mermoz am ñaar Thiès am ñaar Mariste am benn Usine Benn Tali am benn HLM Grand Yoff am ci benn Yoff am benn Guédiawaye am benn Rufisque am na benn Yëmbal am na benn Joal am na benn Mbour am benn Ziguinchor am benn téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett ci malade yi ñu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee fanweer ak benn ñu nga ci réanimation benn malade ñàkk na bakkanam bésu démb alxames fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaw bu njëkk ba Sénégal wëññi na fukki junni ak ñeent ak juróom benn téeméer ak ñeent fukk ak juróom ci ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak benn ak juróom fukk ak benn wér nañ si ñetti téeméer ak benn ñoo ñàkk seen bakkan mu des ñetti junni ak ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett ci lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi. kon mu nekkoon docteur Mamadou Ndiaye ñu gërëm ko bu baax ci lu aju ci xibaar yi mbas mi ñu dem nag ca Fatick fekk fa Aminata Goudiaby lu jëm ci wàllu mbéy mi ndax xeetu mbéy mi ñuy wax jàmm bugum foofa la ñu koy amale ca ñaaxaar lañ koy defee ASC bi nga xam ne nag ñoom ñoo ko fent nekk ASC bu am doole foofa ci fàttali rek président Macky Sall sax war naa dem ngir nemmeeku ji leen ñoom ñuy def seen kéemtalaay kattan ba ci wàllu transformation itam ñu ciy góorgóorlu Aminata Goudiaby lañ ciy àndal. biñ koy créé ci atum 1989 ASC Jam Bugum bu Ñaaxaar nag ab équipe de football kese la woon dañu daan bay nag ngir mën di def yenn dépenses yi ci seen équipe boobule waaye ci atu 2012 ba léegi ñoom mbay mi dañ ko def liggéey bu mag ci wàllu développement Mame Biram Sène moom mooy président ASC Jam Bugum. puisque mbay mi daf ñu permettre ñu am li ñuy wax autosuffisance alimentaire en tout cas sécurité alimentaire bi moom depuis bi ñu intégré projet PAFA bi ñu jàngal ci 2012 ci ñetti at yi ñu xam naka la ñuy def pour mën a am intégré bonne pratique yi vraiment dem nañu ba ASC bi daal di produire lu xamante ne képp koo xam ne bokk nga ci rek dañ ciy gis sa bopp bu baax. association boobu nag ñu ni avancé na bu baax a baax ci at yu mujj yi ren ji sax ne ñu lu ëpp 500 hectares la bay ci dugub seen tool yooyu sax njiitu réew mi Macky Sall dana ko visiter suba ci samedi ji. départ bi ci 2012 bi amoon téeméeri hectares xam ne ñu ngi ko daan béy depuis lors ba léegi ñu ngi continuer di liggéey ci cadre boobu ba 2019 at bi passé ñu ngi emblavé woon lu mat 399 hectares 2020 ñu am 524 hectares yoo xam ne emblavé nañ ko. dugub gi ñuy bay nag benn wàll wi dañ koy jaay ay commerçant yu mag bi ci des ñu transformé ko jaay ko ay pâtissiers yoo xam ni fépp la ñu nekk ci Sénégal. nous maîtrisons la chaîne de valeur. mën naa ne ñun chaîne de valeur bi dañ ko miin bu baax a baax ni ñuy produire semence ak sax dugub bi nga xam ne moom la ñu war a
lekk ba ci ni ñu koy transformer ngir mën ko jaayaat ay pâtissier looloo tax nag ñun ñi ñuy jël ci ay liggéeykat tollu nañ ci 185 loolu tax na ñuy xeex li ñuy woowee exode rural. lutter contre cet exode rural. ASC Diambougum bu weesoo mbay mi day def élevage te juróomi at yu mujj yi juróom fukki réew ak itam juróom-benn jaar nañ ci commune bu Niakhar ngir rek xool ni nga xam ni moom la association Diambougum boobule di liggéeyee Aminata Goudiaby Fatick RFM. RFM bitim réew. lu aju ci xibaar yi bitim réew yi Seydou Nourou Ba dellu si nga ngir yaatal ko gannaaw bi mu la nuyoo dañ koy tàmbalee ca Guinée Bissau foofu am na fa benn trafiquant boo xam ni dafay jëfandikoo xeetu garab yu bon yi teg nañ ko loxo. waaw di médicament contrebande ñu ngi ko teg loxo ca poste bu contrôle bu Jugudul moom nag daanaka bañ ko tegee loxo mu ngi transporté woon jógee Conakry fanweeri carton ak juróom-benn di nag ay garab yoo xam ne fraude la ñu teg loxo foofee leexal yeeg foofee ca Bissau ak suñu ndaw noo mankali. bu mu doon réagir ci situation bi ministre Bissau Guinée bu intérieur tudd Bocé Kandé moom dafa déclaré ni bépp élément bu garde nationale ñoo xamante ni ñoo impliqué wala ñoo facilité dugg bu fanweer ak juróom-benn carton bu garab yi illégalement ci frontière diggante Guinée Bissau ak Guinée Conakry ñooñu dañ leen indi ci seen liggéey maanaam dañoo ñàkk seen liggéey te dañ leen di remplacer ci juróom-ñett fan ci weer septembre bu ñu nekk ni ñu ngi koy fàttaleku. garde national ak jàppale brigade bu frontière moom dafa jàpp fanweer ak juróom-benn carton bu garab maanaam médicament yoo xamante ni ñu ngi jóge ci Guinée Conakry ci poste bu contrôle bu Jukudul wet dëkk bu ñu ne Mansoa nu mu ko wonee ministre intérieur mu ne garab yooyu ku leen di indil mooy doom Guinée Conakry ñoo xamante ni ñoo facilité pour kooku mun a dugg ci territoire national mooy yeneen élément yu garde national ñoo xamante ni ñoo nekk di def service ci frontière diggante ñaar réew yooyu dafa woote collaboration diggante force de sécurité ak garde national pour ñu mun a xeexal pratique yoo xamante ni baaxul ñu loolu te ñu mun a décourager seen auteurs yi dafa souligner ni garde national ak douanier yi ñooñu dañoo war a collaborer pour ñu mun a xeexal pratique bu contrebande yu produit yoo xamante ni ñooy dugg ak génn ci territoire national ñoo xamante ni ñoo impliqué ci affaire bu contrebande bu garab yi fu mu toll ni dañ leen di tëj ci kaso bu police judiciaire fii ci Bissau Noa Mankeli Bissau RFM. noo Mankeli jaajëf ca Niger moom groupe état islamique taxaw nañu ne ñoom ñoo amal attentat bi amoon maanaam ba ñu rayee foofee ca Niger juróomi doomu aadama di liggéeykat ci wàllu humanitaire taxaw doomu aadama ca parc animalier bu Kouré toll ci juróom-benn fukki kilomètre ca Niamey juróom-benn lañu woon ca ONG ak TID lañ doon liggéey seen chauffeur ak seen guide mu ngi amoon juróom-ñeent fan ci weeru août bi ñu weesu ñu daal leen a faat ci anam yu doy waar nit yor ngànnaay kenn xamul leen woon waaye tey dal la état islamique taxaw ña ñoom ñoo amal ni nu mel. Seydou Nourou dañuy dem ci république démocratique bu Congo am na fa yeesal yu ñu def nag ci loi électorale ba. waaw moom la ñu bëgg yeesal loi électorale ba mu nga sax ci proposition ci assemblée nationale gannaaw ay waxtaan yi fa amoon ci weeru juillet bi weesu ñu ngi teel ci fukki parlementaire ak ñett ak ñi bokk ci société civile ñoom ñoo ànd amul yooyu lee waxtaan ngir daal ñu soppi boobule loi dañ ko nag def ngir rek fexe ba indi fi ay saafara ci ay jafe-jafe ñu faral di gis ci ay élection yu amee lu ci mel ne ay fraude ak yeneen waaye tamit bokk na ci yooyu lee soppite fexe daal ba bu ñu joxe résultat yi ci ay élection ñu xool ci yenn anam lañ koy joxe gis nga nag Pape Ngagne bëri na ci ay dëkk yu Afrique yoo xam ne daal ñu ngay wëy di amal ay coppite ci seen i loi électorale waral ba mu jur ay jiixi jaaxa fa ci mel ni Côte d'Ivoire gis nga nag Guillaume Soro ni ki démb nee na ay élection du fa am tànk kii Alassane Ouattara dafay samp ndëndam moom gannaaw bañ ko jëlee teganele ne élection tànk moom bokk ci du ci am waaye tam kii Alassane Ouattara du bokk ci yooyu élection Pape Ngagne. jërëjëf Seydou Nourou Ba mbokk yi mu nekkoon xibaar yi bitim réew yi ñu koy jaajëfal bu baax di dikk dal ci xibaar yi tàggat yaram yi. RFM Sport. xibaari tàggat yaram yi Cheikh Tidiane maa ngi dellu nuyu la. di dellu la fay Papa Ngagne. dañ koy tàmbale nag wàllu mercato bi ci football kat yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal. Diao Baldé Keita mel ni dafay delluwaat Italie. waaw dana dellu ca Sampdoria bu Gênes loolu nag njëkk a siiwal moo di chaîne bi di Téléfoot moom mi nga xamante ni Diao Baldé ma nga woon na ca AS Monaco dana fa daal di jógee daal di wutali Serie A bi foofu nag neen danañ ko daal di abale ba pare am option d'achat lu toll ak 65 milliards si suñu koppar nee nañ sax visite médicale am moom mii di Diao Baldé Keita dana ko amal niki tey ji ci ngoon geneen doomu
Sénégal mi nga xamante ni moom itam boobu mooyul dana jóge ca équipe am di Watford wutali Manchester United wala Liverpool moom moo di Ismaïla Sarr moom nag bokk na si joueur yi nga xamante ni fi mu toll ni ñu ngi koy xëccoo waaye ci xibaar yi nga xam ne mi ngi bawoo ci presse britannique bi ña ngay xam ne ni Ismaïla Sarr fi mu toll nii ña ko gën a jekko ngir jël ko moo di waa Manchester United moom Ismaïla Sarr jaar-jaaram niki daaw ca championnat bu Angleterre ci équipe am boobu lay di Watford jot naa dugal juróomi but joxe lu tollook juróomi passe décisif si ñaar fukk ak juróom-ñetti match yi nga xamante ni jot na ko football équipe am boobu di Watford mujj wàcc ci deuxième division papa. ci wàllu football la ñuy des ba tey ndax Ligue 1 bu France am na ci match bu am solo ci 4e journée bi. waaw ni ki tey jii diggante Lyon ak Nîmes lay daal di doon ci bu 19h jotee di heure Ndakaaru Nice Paris Saint-Germain ak Olympique Marseille Lille yooyu jongante nañ ko daal di amal ni ki dimanche bokk na ci jongante yi ci gën a siiw Paris Saint-Germain ak Nice googule sax jàppale ni dimanche ci ñeel 4e journée bi boobu match nag ñi nga xam te ne daal ñoo di spectateurs yi duñ ko mën a teewee ndax huis clos la ko waral nag moo di dañoo renforcer moyens de lutte contre coronavirus bi donte sax ñoom ci ndorteel bëggoon nañu yëf yi am lu mu néew 5000 personnes ba jàpp 1000 personnes waaye ci mujjantal daal dogal googu la ñu daal di jël championnat bu Allemagne ñoom danañ daal di door jongante yi ni ki tey ji Bayern Munich moom moo di champion d'Europe doon itam champion bu Allemagne moom tey ji ci ngoon 18h30 di heure Dakar diggante mag Schalke 04 lay daal di doon waaye dimanche Dortmund moom wala boog ëllëg Dortmund moom dana taseeg ak ñi di waa Borussia Mönchengladbach. ci wàllu basket Cheikh Tidiane dañuy ubbiwaat nag saison bi ci weeru janvier lañ ko fas yéene amal calendrier bi nag dina am ay coppite yu ci am. waaw fi mu toll nii ñu ngi koy nas ngir lali ay pexe bu ko daa defee daal saison bi ñu mën ko amal ci anam yi nga xam te daal noonu lañ ko daal di bëggee loolu nag moo di seen xalaat ba tax na jamono gi sax am na ay propositions yi nga xam te dañ ko fas yéene kon ba yeggaleeg lii di bureau bu fédération sénégalaise bu basketball ci kaddu vice président ba yore wàllu programmation compétition yi di Atoumane Gaye ñu déglu ko ci micro Soda Thiam. direction technique fa proposer fédération je crois que réunion nañu lu jafeñ la man yaag naa trop si basket bi nga dajale plus de 50 et quelques entraîneurs ku nekk joxe sa xalaat ba yéen ngeen daa ko ci benn kàddu àdd bi ñu daa ko ñoom mooy bu déwénee ñu démarré championnat bi nu mu gënee gaaw mais seen sago bu doon seen sago nag ñu ko def ñaari poule góor ñi am ñaari poule jigéen ñi am ñaari poule mais comme direction technique dafay propose na ko bureau fédéral réunir na léegi maintenant bureau fédéral dafay jël cadre googu ko direction technique jox jébbal ko comité directeur parce que comité directeur kese moom la yoon may mu d'accord si ñi du ñu waree jouer ndax ay poule la ak date bi kooku kenn amul sañ-sañ joxe ko pour waa comité directeur mais am naa yaakaar ne si première semaine octobre bi comité directeur dina réunir pour valider mais bu ko comité valider na ba pare rek ñun nag maintenant nag au niveau de la commission des compétitions ñooy defar poule yi defal calendrier bi door ko jox bureau fédéral mu di jox ko équipe yi ñu concerné. ok Papa Ngagne fii lañ koy daal di yemale xibaaru tàggat yaram yi. Cheikh Tidiane ñu ngi lay gërëm bu baax kon mbokk yi mu nekkoon xibaar yi tàggat yaram yi ak Cheikh Tidiane Diagne ñu fas yéene di ko dal nag ci looju ci xibaar yi mbas mi Koumba Sagnane Faye lañ ci àndal. Sénégal li mu ñi amee mbas mi des di wàcc ci junneeg téeméer ak juróom fukk ak ñeenti test yu ñu amal ñaar fukk ak juróom ñaari nit ñoom la ñu gis ne amee nañ doomu jàngoro ji benn bakkan moom moo ci daal di rot ci alxames gi loolee xamle service ministère de la santé et de l'action sociale ci àjjuma ji mbas mi ni muy tëddee ci Afrique Maroc moom jëwriñ gi ñu dénk wàllub énergie mine ak environnement di Aziz Rabat moom moo xamle ne amee na doomu jàngoro ji ci ab communiqué gannaaw ba mu defee ay analyse dépistage coronavirus ci réew moomee lu tollook ñaari junni ak ñaari téeméer ak juróom fukk bërëbu jàngeekaay daan nañ koo tëcc ngir bañ mbas mi gën di law Maroc ci benn bésub démb bi rek am na lu tollook ñaar fukk ak juróom ñett bakkan yu fa rot ci Afrique du Sud frontière yi doxoon diggéem ak yeneen réew yi nga xamante ne dañu ko tëj boobook léegi juróom benn weer mbas mi doon lu ko waral ñoom noppi nañu ngir ubbiwaat ko bésub benn fan ci weeru octobre bi ñu dëgmal bu ñu demee ca France jëwriñ gi ñu dénk wàllub wér gu yaram di Olivier Véran moom mu ngi xamle ne ay dogal yu am solo dinañ ko jël ci gox yu mel ni Lyon ak Nice ndax boo xoolee ci yooyu lépp gox mbas ma ni mu fay wéyee dafa am doole France am lu ëpp fukki junni cas ci benn bés bi rek ca Angleterre ñu ay fa bépp dajaloo boo xamante ne dafa daal di jël lu ëpp juróom benn nit foofu it mbas manam fa yokkoo am na doole Israël confinement général bu yees bañ fa daal di tàmbali ci àjjuma ji ñu appel ko ñett ayu bés manifestation bu ñu annoncé woon ayu bés bi ñu génn daal nañ ko amal ci alxames gi dajale woon lu tollook ñeenti téeméeri doomu aadama foofee ca Tel Aviv Israël am lu tollook juróom-ñeent million doomu aadama tey jile ñu amee mbas mi te ñàkk ci seen bakkan seen lim toll ci junneek téeméer
ak juróom benn fukk ak ñett boobu lépp réew wàllante gi ci mbas ma gën faa am doole ci ñaari ayubés yi États-Unis doon des réew mi gën a loru ci mbas mi Brésil toftalu ci ak Inde ñoom ñett rek booy xool am nañ lu tolloog xaaju pour ñi amee mbas mi ci àdduna gi ñooñee ko am ci àdduna gi sax jamono ji ëpp fanweeri million lu ëpp it juróom-ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñetti junni ñàkk seen bakkan ci mbas mi ci àdduna wërngal këpp. Savon de Marseille Alphé seen Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen savon créole ak seen cuuraay raktak bi rey yooyu ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. Yéenekaay yi Mamadou Mouhamed Ndiaye moo ñu koy jàngal. jërë ngeen jëf wopp ju nekk na mu toll na la paj ma di toll kaddu yooyu la l'observateur ubbi ay waxam ngir wax ñu le xew ci dem gi président Macky Sall demoon démb ca Kër Massar ubbil yéenekaay bi xamle na fa ñaari dogal yu rëy yu mu jël ngir xittili askanu Kër Massar benn bi moo di plan d'assainissement spécial bu fanweeri milliards ca Kër Massar ñaareel bi di soppi diwaanu Kër Massar def ko département Le Quotidien tudde ko plan de pompage bu Macky Sall ngir taxaw askanu Kër Massar gi tëmbu ci waame gi fanweeri milliards ngir génne leen ci ndox mi diwaanu Kër Massar gi président Macky Sall yëgle yéene ju mu ci am ngir def ko département Le Quotidien mi ngi ñuy wax la ci mën a laxasu ci wàllu politique président Macky Sall mu sañse lu rëy takk maskam taxaw ci wetu ndox mi di nuyoo photo boobee moo nekk ci xët mu njëkk Soleil national yéenekaay bi nañu démb la woon ba mu demee doon nimiku ji askan wa inondé ca banlieue bu Ndakaaru la mu fa wax moom président national Soleil national mi ngi ko tuddee ay dogal yu rëy ngir Kër Massar la Sénégal nañu la mu fa wax yépp ay dige la président dem na Kër Massar diggée na fay digéem delluwaat diggée na fa fanweeri milliards ngir assainir Kër Massar ak soppi dëkk ba def ko département Les Échos nañu waaye te wax na leen tële gu mu tële ci inondation yi nee na leen danañu jéem lépp lu ñu mën waaye na ngeen xam ne président munta tëye asamaan si munta tëye ndox mi Babacar Mbaye garaaf nañu ci xët mu njëkk yéenekaay bi président Macky Sall dafa ñu ko doon xaar ak fa mu fëll du benn dafa or Cissé Moustapha Mbeng maire bu Kër Massar Les Échos nañu xaw ma lu mu def askanu Kër Massar waaye war naa rëy ndax démb ba fa président Macky Sall demee Moustapha Mbeng maire bu Kër Massar askan wa dañu ko yuuxoo ba mu tooy xepp journal L'Info ak journal Vox Populi xëyee ci seen xët yu njëkk kàdduy président Macky Sall yi mu ne président mënuta tëye asamaan si ba du taw Vox Populi gis ne ba muy wax loolee moom Macky Sall ay bañam la doon tontu ba mu ca nuppee ci la wëlbatiku ci maire yi ba sàkko ci ñoom ñu bàyyi di dëkkal askan wi ci yoonu ndox mu ne it bari na lu ñu def ngir tàqale askan wi inondation waaye doylu lii urgence gi jamono ji nag mooy seet nu ñu génnee kër yee quartier yi ci ndox mi laatr bi nañu Macky Sall dafa dem Kër Massar teg askanu Kër Massar wi xel ñibbiwaat ab westam la sol dem na fa ba ñibbiwaat ay daalam taqul fekk askan wu mer ba futt mu baabe leen ki waxi département source waa nañu neexul ba neexul waaye Macky Sall yàqi tànk la demee woon ca Kër Massar la mu sol ba mu fay dem rek wane na ko colkoom gi da nga koy gis découragé ndax du colkook nit ko am yéeney wàcc ci terrain bi costume am bu rafet la sol teg ci dàllam yu baax dàllam ya du dàlli terrain mooy dàll yooyee ñuy toiletto ngir di dem ci ndaje yu ci mel ne ay sommet CEDEAO di xeeti tukki yooyee muy wër ak wër loog wëranteeg wër wagaajoo gi am ci magistrat yi réew mi xëy na teere ci yéenekaay yu bari ñu xëy ndool anki dinekaay bind ne convoqué gi ñu convoqué woon magistrat Souleymane Téliko président union des magistrats du Sénégal ca ICAJ tax na magistrat yi réew mi takk nañu ba dëgër ngir taxaw ko comité de ressort yu Ndakaaru yu Kees ak yu Ndar anki dinekaay nee nañu wàll si nañu ci géew bi ñeneen ñu wàll si ci géew bi ngir fas yéene jàppale magistrat yi journal bi nee nañu ñoo di waa RADDHO Ligue sénégalaise des droits de l'homme ONC 3D ak Afrikajom ministre de la justice maître Malick Sall enquête nee nañu li mu wax ci yëf yi moo di nee na coow li ci seen diggante ñoom zizi la yoonu garde des sceaux nekku ci l'observateur dëggalal ñu ci xëtam mu njëkk ne waxi Khalifa Ababacar Sall moo tax ñu woolu Souleymane Téliko ca inspection générale administration justice source waa nañu loolee bokkul ak li ñu gis ci lettre bi Souleymane Téliko bindu ñooñam yi ci union des magistrats du Sénégal ndax ca lettre ba da leen caa xamal ne li ñu ko convoqué ca ICAJ bokkul ak li ñu bëgg a gëmloo nit ñi ci ne wax ju mu waxoon ci interview fukki fan ak ñaar ci welu suret ci mbiri Khalifa Ababacar Sall Souleymane Téliko ne loolee aw lay rekk la waaye li tax dëgg-dëgg ñu convoqué ko moo di bëgg a tiital waa union des magistrats du Sénégal noppi looleen ngir ñu teg ci suuf waxi magistrat Ngor Diop te loolee dañuy sonal seen bopp rekk waaye du am li ñu l'observateur ne moo am ca armée yi bettuwaar yi mu di armée yi ci Soumbédioune ku mu tiitalul tiit du la yomb seen nas ndaw lañu fa bett mu tiim doomam ju jigéen ju toll ci benn at bëgg koo rey ci biir almeer yi Savon de Marseille Alphé seen Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen savon créole ak seen cuuraay raktak bii rey yooyu ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. xibaar yi gis-gis. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye ci yéenekaay yi ñu dikk nag ci gis-gis muy ponk bi ñu bëgg a waxtaane aju ci tànki nemeeku yi président de la république amaloon ca Kër Massar
na mu fa demee ak kàddu yam fa yëkkati ñu di ci ànd ak professeur Ibou Sané moom jàngalekat la ci wàllu sociologie politique nekk ca université Gaston Berger docteur Saïd Gaye moom itam jàngalekat la gëstukat la ci wàllu communication ci université Cheikh Anta Diop njëkk ñu nuyu professeur Ibou Sané ñu ngi lay nuyu professeur. allo oui professeur Ibou ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay Pape Ngagne. ñu ngi nuyu docteur Saïd Gaye. maa ngi lay fay Baye Ngagne. jërëjëf dañuy koy tàmbale ak Ibou Sané ci ni nga xam ne noonu la président demee ca Kër Massar d'abord ci timing bi ci waxtu bi mu dem ak itam ci forme bi lan nga ñu ci mën a wax. waaw naam président mun na fa teel a dem. comme nu nga ko defee année yële nga xam ne su amoon mbënd rek mu taxaw askanam. wala ni moo fi ñëpp moo fi nekk. mais nag dafa fekkoon aussi mu amoon problème boo xamee bu jàmp mooy problème Mali bi te xam nga problème Mali mooy problème sécurité. waaw léegi nag dafa nekkoon nag ci diggante ñaari affaire ñeneen ne nañu waaw dafa waroon bàyyi Mali. toppatoor askanam. ñeneen itam ne war na toppatoor Mali parce que Mali aussi su ko bàyyi aussi mun a jur masiba. te loolu yëpp dëgg la lépp urgence la mais nag dafa fekk xëy na ki temps bi la am jot. parce que quand même am na ay ministre am na ay DG yu fi nekkee yoo xam ne ñu koy taxawal fu nekk. ñooñu itam mën nañu jouer rôle boobu. parce que moom lu mu mën rek mooy dogal. dogal boo xamee day fekk sa ñooñu ñoo àndal ñoom ñu wax dëgg. wala affaire bi yow ngay dogal bu rafet. te nga jël en compte intérêt askan bi. parce que lu gën a important politique mooy askan bi. du politiciens yi du dara mais gars yi liggéeyal askan bi xam ni askan bi xam ni gis boppam ci liggéey boobu. parce que ñu ñoo fa teg. te su la fa tegee nag jaam nga presque. dëgg la waaw. d'accord léegi professeur Ibou kon bu ma la déggee mooy bu amoon premier ministre mën na ko yebal Mali après moom mu dem Kër Massar. voilà foofu la affaire bi nekk. parce que bu amoon premier ministre bu amoon chef du gouvernement. waaw bu amoon chef du gouvernement mën na ko yebal Mali. mais tam yebal ko aussi day fekk aussi problème boo xam ne moom comment ko intérêt Sénégal. waaw taxawaay dafa dëgër. dëgg la. waaw mais nag xam nga président des fois c'est très compliqué. dëgg la da ngay am yéene sa askan bi. am yeneen tolof yoo xam ne soo fa demulee mu indi julla masiba suba. d'accord te suba sa nawle ni na war a fi nekk mais comme teewoo fi nekk tooñ nga ñu. dëgg la alors docteur Saïd mooy laaj bi rek bala ñuy gën a dugg ci fond bi ci timing bi ak ci forme bi ni nga xam ni demee na ko foofu ci Kër Massar. waaw. ci wàllu boobu xam nga bu ñuy wax ci wàllu jokko wàllu communication. surtout bu fekkee ni dog-dog dafa am maanaam crise dañuy wax ni bu jàmpee rek mooy weesu na. te boo xoolee kàddu gi nga xam ne moom la président njëkk a jël yóbbu ko ci li nga xam ni moom mooy affaire inondation bi ci Twitter la ko defaree maanaam ci internet. Facebook sax moo ëpp nit Sénégalais yi nga xam ni ñoo nekk ci Twitter. beneen bi itam mooy que ni bi muy dem Mali. bi muy dem ci wàllu mbirum Mali bi. boo xoolee dafa naaw tiim gox yi nga xam ne ñoom ñoo am ndox. beneen bi itam mooy ci demin bi. dëgg la sol ko sim Pape Ngagne du bàkkaar. waaye melokaan dafay am jeexital ci ay kàddu. yëre tool dafa am. yëre xawaare am. yëre ak bi nga xam ne moom ngay demee penc dafa am. te xam nga mbënd mi xam nga ñu bëri du naan mbënd mi waaye gis nga mbënd mi ci kàddu olof mooy mbëndum tuufaan. maanaam da nga tuub ba ci bët ndox ba ci bët. te boo fay dem foofu ngir jàppale leen wala nga fay dem ngir massawu leen wala nga fay dem ngir kat nga ni kat askan bi kat seen bët yi nga xam ne tooy na dinaa ko dindi am na ni nga xam ne boo ko solee rek day mel ni yow da nga leen xaw a sore. kon loolu daal moom daal lañu jàpp ni demin bi xaw na yéex donte. diggante woon dem Mali la wala kii gis nga dem Mali bi sax mënoon na ko pousse tuuti. d'accord mais est-ce que du tam ñi nga xam ne ay leaders politiques lañ ni ñu fa demee moom bëggul demee noonu est-ce que du loolu moo tax mu changer communication. waaw parce que gis nañ ay acteurs yoo xam ne dañu dem dugg ci ndox mi xuusandoo après loolu est-ce que yaakaaruloo ni itam loolu la bëggul def comme ni ko ñeneen ñi defee ñu jàpp ni dafay toppandoo. waaw gis nga ku bañ toppandoo da ngay njëkkee mbir. dëgg la. waaw dëgg la te itam beneen bi itam mooy gis nga nit. du réagir.
da ngay tout à fait da ngay agir tout à fait. voilà da ngay agir donc time bi moom moo xaw a kii. moo faussé time bi moo faussé moo tax daanaka mbamb mi noo dem ba coow li daal rek moom la fa dem maanaam daal ab desit la fa demee ci taxawaay bi. te itam gis nga askan. kenn du ko cof. te mbir mi boo xoolee dafa am cof bu ndaw boo xam ne def na ko ci da nga koy ngëpp. ngëpp bi mooy. ci mbir mi ca bis ba ca tàng ba. ca saase nga fay dem. dëgg la dinaa ñëwaat ak yow Ibou professeur Ibou Sané docteur Saïd sax wax na lu jëm ci ni fa président demee yow dégguma la si lan nga ñu ci mën a wax ndax ni mu demee noonu ak ni mu sañsee dem ndax loolu ci wàllu communication am na lu ñu ci mën a jànge waaw xam nga président Macky Sall dafa doon sol kii na jamono tenue armée muy tenue guerrier wane ni moom mooy général bi. moo fi nekk. mooy yóbbaale groupe bi ba tuyau bi tojee ca Kër Massar. voilà def nga yóbbaale askan wane ni moom mooy patron bi. mais bi yoon dafa fekk nag rapport yi ak gëstu yi. wan na ko ni affaire bi c'est très sérieux. te fekk na aussi askan bi mer na ko askan mer na xam comme askan bi mer na doo tëb rek dem noonu. di nga góob lu bare. te kilifa nag waru góob lu bare. benn ñaareel bi mooy mbënn bi du Kër Massar rek. mun na aussi Ziguinchor wala mu nekk Matam wala mu nekk Kaffrine ñooñu tam ñu ne président kon moom Kër Massar mooy affaire am. ñun faalewuñu. moo tax il faut mu dal. bu dal ba pare gëstu affaire yi te lu gën a important mais du wax rek. xam nga politiciens ñoom lu ñu gën a bëgg a tubaab bi ne paraître. mooy ñi gën a fu nekk ñu ne waaw politiciens ñëw nañu fii nemeeku nañu affaire askan bi maçon nañu askan bi waaw naam bokk na si. mais lu gën a important lu mu wax toujours mooy jëf bi. lan la politiciens indi pour di jàppale askan bi. gisu fa dara. ay wax kese ay xuloo rek lañ fi nekkee. te yàlla xam na ne problème inondation yi mooy problème aménagement du territoire. mooy problème planification urbaine ñun ñu planifier. mooy problème collectivité territoriale yoo xam ne war nañu lànk ne duñu jox kenn ci place yooyu. mais gars yi dañuy bàyyi rek ne après gars yi ne waaw su ma fa nekkee fii après suba bu amee problème état mën na ma déplacer yóbbu ma feneen. d'accord loolu moo tax ba finalement. soo xoolee ba président bi lu mu solowee. man mer ma si xam nga man ma gën a important ki man. mooy mu fexe ba régler problème bi. d'accord loolu moo ci ëpp solo. waaw parce que ñu bëri ñu ngi fii toog seen kër. kii nekk dund bu neex. d'accord mais ñëli ñoom dañu sonn dañu yàkkamti. d'accord professeur dinaa ñëwaat ak yow ci wàll boobu professeur Saïd Gaye mel na ni dem na fa waaye mel na ni lu bëri ci coow la ñu fa doon wax fay na ko ndax yëkkati na fa wàllu def Kër Massar département ndax loolu contre-feu la ndax ci loolu la ci jublu woon muy ñi lañ doon wax ak ñaxtu yaak yooyu yëpp ñu tegu ci suuf ñu wax leneen. waaw xam nga tey jii bi mu fa demee defee na ay dig ndax yooyu itam dig la. waaw te xam nga dig boobu yëpp ginnaaw gi yaakaar moo ci nekk. boo xoolee ci nasaraan loolu la ñuy tuddee stratégie du projet latéral. maanaam taal na beneen gaañ gi ba ñu fàttee gaañ gi inondation bi. boo xoolee sax médias yi ak wala population bi ñoom waxatuñu sax mbënd mi nu ñu koy waxee waxatuñu bu bëri départementalisation la ñuy wax. kon foofu am na loo xam ni def na ko. waaye xam nga li nit ñi war a fàtte. mooy que ni wax mënul ëpp dayo jëf. xam nga tey jii nga ni commune de Kër Massar dafa inondé suba nga ni département de Kër Massar dafa inondé benn la. inondation nga fa. voilà inondation mi ngi fa. waaw donte nag coow li xaw na ko kii loolu dana tax mu xaw a respirer tuuti donc loolu am na foo xam ni am na fa jeexital daal ci wàllu mbiru communication ci wàllu boobu wante daal. nga xam ni kat coow kat moom. coow du ko fay foog mu jëf ngir loolu daal mu mën ko fay. d'accord professeur Ibou Sané ci discours bi li ci gën a fës te nit ñi jàpp ko boo xoolee la une journaux yëpp mooy xëtu yéenekaay yi li ci gën a fës mooy lu aju ci wàllu département ci Kër Massar ndax loolu discours la bu amoon solo ci jamono jooju pour yow. mën na xaar ba yeneen jamono mu wax ko. mais dafa fekk aussi réalité la loolu mooy lan. mais boo xoolee ku gañ Kër Massar gañ nga Dakar. Kër Massar mooy bopp Dakar de. te boo xoolee Kër Massar def ñu fa dara amu fa infrastructure amu fa équipement amu fa dara léegi bu nekkee commune bu nekkee département nag état dafay obligé di fa investir. di ko defaraat ba mu ñoñ. te loolu nag baax na parce que jot na fexe na ba ñi lu ñu ko mere woon ñu commencé comprendre ndànk am si yaakaar.
mais xam nga yéene la woon. waaw na ñaan rek population nekk kii banlieue yëpp état jublu seen problème defar leen xam ne kii askan la ñu bokk xam ne Sénégal la ñu bokk. moo tax soo déggee tubaab yi ne ville dortoir. mooy foo xam ne da ngeen dem tëdd rek gars yi faale ñu la il faut que population yooyu xam ni état wala leen jege ba defar leen comme ñu defaree centre bi fii. boobaa suba nag ñu gis seen bopp mu xam ne ñoom bokk nañ Sénégal. te lu gën a important ci man mooy inondation xam nga gars dañuy coow. mais dina am jamono béykat dina am parce que changement climatique am na te il faut ñu sóoraale commencé def suñu plan yi dès maintenant xam ni suba wu gannaaw suba changement climatique mën a faxatal lu bëri. waaw mais ñu bañ a def politicien rek mooy ku nekk ñëw rek fëgg dënam affaire bi nii la ma su fa nekkoon naa ko réglé. te duñ ko réglé parce que problème bi. problème bu sérieux la. jërëjëf ma gërëm la professeur Ibou Sané docteur Saïd Gaye bu fekkee am na leen lu mën a teg ci loolu rek ci ñu tàggoo foofu. waaw luñ ci mën a teg rek mooy que ni askan bi li leen yitteel fi ñu toll nii. mooy nekkul département ci saa si wante ndox mi nga xam ne nekk na fa. na fa jógee. waaw na fa jógee daal yaakaar naa ne daal président bu defee loolu askan bi dina xam ni kat ñëwam ba am na fa jeexital. dëgg la. waaw jërëjëf professeur Ibou Sané nekk jàngalekat chercheur ci wàllu sociologie politique ci université Gaston Berger ak docteur Saïd Gaye nekk moom itam jàngalekat chercheur la ci communication des organisations ci université Cheikh Anta Diop ñoom ñoo nekkoon suñuy gan ci gis-gis ponk bi ñu doon waxtaanee di ngi tànki nemmeekuy président Macky Sall demoon ca Kër Massar ak na mu fa demee ak la mu fa diggee loolu moo nekkoon ponk yi ñu doon waxtaanee mbokk yi mu aju woon ci xibaar yi digg njolloor gi ak rajo Futur Média fii la ñuy tàggoo ak yéen Aliou Ba moo nekkoon ci technique bi réalisation bi Mohamed Ali Mouba moom moo ci nekkoon ci digital bi ñu àndoon ci ak Yacine Pouy ci waxukaay bi ngeen àndoon ci ak Pape Ngagne Ndiaye ñu leen di jox daje incha allah ci beneen jotaayu xibaar bu ci àllaan